sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ñu ne woon ci xibaaru marax yi mbokk yi sant leen itam bu baax dalal leen ci jàmm ci seen émission Total Local bu altine gile xam ne niñ ko tàmmati defee dañuy dem ci gox-goxaan yu nekk ci biir réew mi yëpp incha allah ngir waxtaanee li leen yitteel jëm ci législative locales yi war a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 lan lañ ci war a mën a xaar waaye itam ñi xam ne dañu bëgg ñëw ngir xëccoo liti poste boobee lan lañ fa war a andi lan mooy seen seeni bilan waaye itam lan mooy seen programme loolu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne tey dañu am mbégte dalal ci plateau bi Samba Kanté nekk candidat fële ca mairie bu Ñomre ca région bu Louga la nekk moom mi nekkoon conseil municipal nekk itam président mouvement pour la renaissance de Ñomre dem ci turu liste bi ci waa MPD liggéey Samba ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi nga nuyu waa Sénégal waa Louga ak itam waa diaspora bi. waaw maa ngi lay nuyu Alassane di rafetlu invitation bi di nuyu kilifa kër gi ak ñi fi nekk ñëpp di nuyu ak di remercier seen téléspectateur ak téléspectatrices su ITV yëpp. di nuyu waa Ñomre di nuyu waa Louga di nuyu doomu Ñomre yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi yëpp. di leen sant di leen gërëm. d'accord alors Samba ni ma ko waxee lu ñuy waxtaanee mooy local yi xam nañ ko mbir yi soreetul ci weeru janvier la war a doon ci atum 2022 bile ñu doon ko xaar mu nekk loo xam ne mat na léegi. Samba nga nekk ab conseil municipal ce qui veut dire que ne ci local ya mujj ne woon nga ci ñu doon jongante mu nekk ab engagement politique boo xam ne c'est comme si pour dire dafa xaw a précoce lan moo la teel a dugal ci langue politique bi ba nga ni man Ñomre damay bokk ci ñi xam ne dañuy xëccoo pour diriger destiné ña fa yeewoo la nga fa gis da nga jàpp ne war nga cee gën a dugal sa loxo wala da nga jàpp ne am na mbir yoo xam ne ñoo ngi dox ci biir réew mi ci biir gox ba am nga ci sa wàll. waaw Alassane maa ngi rafetlu bu baax question bi ma posé. question bu am importance la ci man. maa ngi créé le mouvement pour la renaissance de Ñomre novembre 2012. li ñu dugal ci politique mooy dañu dëkk ci gox boo xam ne mën naa wax que dañu fàtte. bokkuñu ci Sénégal. parce que mënuñu concevoir dëkk boo xam ne yaa ngi polariser plus de 48 villages. amuloo benn infrastructure sociale de base bu ñu génnee fu tuuti fu ñu soriwul ñu gis communes yooyu di am lépp loo xam ne war nañ ko am ñun ñu dëkk ci gox boo xam ne dañu fàtte ndax mënuma la wax tey plus de 30,000 habitants mënuñu am poste de brigade loolu yaakaar naa insécurité foofu la yam ñaata village ñoo nekk foofu tey ñu bëgg am benn poste de santé ak ay case de santé ñoo xam ne waroon nañu am hôpital mën naa wax sax niveau 2 wala niveau 3 comme ni ko Sénégal yi yëpp amee dëkk bu commune bu toll noonu mënul am lycée élève bu jàng ba am BFM tey da ngay góorgóorlu jéem a dem Louga ñu jéem la héberger xam naa ci sax ñoo xam ne seen jàng ci la yàqoo parce que am ñu am problème mu logement waaw dëkk yu commune bu toll noonu am ay problèmes yu yoon nit dem bi ak dikk bi jafe ci ay dëkk yoo xam ne yii demul sax 2 kilomètres jafe-jafe yi métti. mais d'accord na jafe-jafe am na Ñomre nekk na ci ab gox bu xaw a reculé ci biir Sénégal mënuñu wax dafa jëm Sénégal ndax lu nekk Louga moom ci digg Sénégal mën nañ jàpp ne en quelque sorte ci nga nekk maire bi fa nekk ci Pablo am na ay mbir yoo xam ne moo ngi koy def ndax yaa ngi wax mbirum tali am na ay tali yoo xam ne commencé nañ koy defar mooy bu jëm yang-yang mooy bu jëm paaxa xaw ma su ma jumul yooyu tàmbale nañ ti ko defar pour mën a ubbi buntu yi te dafa nekk ay compétences yoo xam ne du compétence su maire bi moom peut-être waxtaan la ci am ngir mën koo def yéen ñi xam ne peut-être yéen a am ay mouvement nekk ci biir Ndakaaru wala ci yeneen gox yi est-ce que yéen yaa ngeen doon def itam seen devoir citoyen maanaam taxaw ne ñoom rek soxla nii ngeen dem xool yi ay autorités yoo xam ne compétentes nañ ñu mën a jàppale leen ci lool ci mbir yooyee. waaw Alassane loolu dama ci sama tontu raaraan boobu jëm paxa mën naa la génne lettre bi nga xam ne maa ko def. man maa ko defoon en 2018 mën naa la génne lettre bi léegi nii nga xam parce que lu may wax lu mu mën a doon day am firnde man maa def lettre bi en 2018 ñu wax ni léegi waaw
moom laa lay bëgg a wan nii. waaw mën nañ dem rek parce que soo tee sa géej moom téléphone bi waaye. moom laa lay bëgg a mën naa la ko. waaw après rek incha allah xam naa ne téléspectateurs yi dinañ ci mën a jot. incha allah maa ngi ko def le 12 mars 2018 Souleymane Jules Diop maa ngi koy nuyu de passage. moo nekkoon ministre en charge du PUDC. ñu mettre en rapport avec Niania Sy ma yónnee ko lettre bi 2 semaines avant rang bi di commencer wala 3 semaines avant. wax nañ ma que dinañ ko débuter. ok dinañ débuter travaux yooyu. te maa ngi ak lettre bi fii. mën naa la ko wan mën na. donc yaa ngeen def seen acte citoyen kon bunt yi ñoo ngi ubbeeku. peut-être que ne yéen ngeen am taxawaay bu dëgg loolu mooy peut-être li manqué pour ngeen am yeneen infrastructure de base yi nga bëgg a wax. maa ngi ñëw. xam nga lu mel noonu amu fa woon à vrai dire amu fa woon dañ daan toog di xaar. te boo nekkee ci réew dëkk ci réew mi. li nga moom da ngay dox dem jëli ko. là où je parle lu ma lay wax rek mën naa leen di preuve. Décembre 2020 le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam maa reçu ñu toog ma wax ko ay problèmes yi nga xam ne tey moom lañ am ci ndox nga xam ne ñoom la ndox mi ci borne fontaine la nekk. dañuy jël di root di yóbbu ci kër yi. Aada Ndaw mi nga xam ne mooy le directeur des travaux de la SONES. avant 1 mois wax na ak man que dina dépêcher benn équipe yóbbu leen ñoom rek ba ñoo ngi sur place. loolu nga xam ne ñu ngi koy dox en tant que jeune en tant que conseiller municipal en tant que conseiller municipal tey moo war a tax ñu war a jéggi suñu tànk jëm ca kaw wax ne war nañoo mën a jël dëkk bi def ko ni nga xam ne noonu lañ bëgg loolu moo sabab suñu candidature def nekkuñu candidat rek pour nekk candidat mais li tax ñu bëgg ko def mooy dañoo bëgg li nga xam ne nekk guñu maire di ko def di ko réaliser ñun ñu xam ko ña fa dëkk xam ko je pense que day daal di mën a nekk lu yàlla lu jaar yoon lu jaadu ñu teg ñu ci bopp gox bi ba ni ñu bëgg ñoom rek mel ni ko raw. est-ce que yaakaar ngeen ne soo leen toogee ci kaw di ngeen mën a am possibilité yooyee ba léegi ndax dañuy fàtte quelquefois ne compétence transfert yi ñu jox mairie yi nekkul lu bëri loo xam ne mën na tax ba sa budget mën la permettre nga matale yenn yi ay tali yi ñuy kaas l'école yu ñuy kaas wala poste de santé ak yenn ñuy kaas yenn saa yi dafa nekk ay mbir yoo xam ne faw peut-être maire bi am ay partenaires yoo xam ne dañuy jóge def wala nguur gi nga mën a waxtaan ak ñoom ngir ñu mën la ko matal bëgg xëccoo kut ko kut ne damay toog ci poste maire alors que ne peut-être en tant que conseil municipal wala en tant que njiital mouvement foofu ngay ubbee gën a amee ay buntu ay possibilité partenariat pour andi ko jàppoo ne yow toog ci poste maire bi en tant que jeune mun na nekk lu jël lu lay contrer. En 2016 j'ai participé à la COP 22 à Marrakech. En 2016. nuwee nañ fa ci genre coopération ak partenaire loo xam ne mën naa ne la xajul ci ñoom rek peut-être ñàkk statut maire moo tax tey li ñu bëgg ci ñoom rek amaguñ ko ci naan parce que tey suñuy partenaire li ñuy xaar tey mooy que ñu nekk ci boppu maire bu ñoom rek jour bu ñu ci nekkoon jour bu ñu newoon Samba Kanté mooy le maire de ñoom rek lu ñu fa bëgg a def dinañ ko def parce que mën naa ne la pratiquement fu bari ci réew mi am nañ fa ay partenaires yoo xam ne domaine compétence transférée yi nga xam ne tey moom la maire yor moom la maire war a doxal benn bu si nekk am nañ ñoo xam ne ñu ngi ciy wax ak ñoom te pare nañ pour jàppale ñu pas plus tard que hier. est-ce que du négociation yi peut-être moom moo xaw lu leen xaw a yàqal parce que su fekkee da ngeen ne faw ngeen toog pour nekk maire pour mën a def est-ce que du loolu da ngeen mel luy xaw a def ab chantage su ma ko mën a wooyee noonu envers la population ndax da ngeen mel lu leen di wax ne soo leen matale dinaa leen mën a defaral lii wala dinaa leen mën a andil ku leen defal lii est-ce que du chantage. li nga xam ne ci sama poste la mën a jóge wala ci samay relation yi bopp maa ngi koy def te aw ma ci benn problème lépp am sama relation man na ko maa ngi koy def te aw ma ci problème mais dafa am loo xam ne nii habilité ma pour def ko parce que je suis pas le maire yoruma signature mais mën nga waxtaan ak maire waaw mais maire buy dégg non moo ngi dégg waa ñoom ñoo ngi rafetlu liggéeyam en quelque sorte waaw ñu bëri soo leen waxee dañ la wax ne la lii ci Pablo il fait quelque chose xam nga loolu yow yaa ko wax bu leen neexee mën ngeen def micro trottoir ngeen laaj ñoom rek su boobaa ngeen laaj ne leen wax leen ñu ban réalisation la fi maire bi def durant ces 7 ans ban réalisation la fi def li ma la tuddal léegi tali bi jëm yang-yang yow tali bi jëm paaxa yow da nga ni sa lettre la waaye bu nekk yang-yang xanaa du sa lettre yang-yang bokkul ñoom rek non mais moom mooy tali bi jógee ñoom rek pour dem yang-yang non
yaa ngi ak ñoom ne bokkuñu yaa ngi dans le Jolof. yaa ngi c'est dans le Jolof. benn piste moo fa amagul. ñoom lay jógee dem Paxa. ñoom rek lay jógee dem Paxa Sow. te li ma si indi nii keneen ku ma contredire day indi leneen lu wuute ak loolu. waaw d'accord. ma fàttali ñoo ngi dalal ci plateau bi Samba Kanté nekk conseiller municipal président mouvement Renaissance bu Ñomre nekk ñiy xëccoo bokk ci ñiy xëccoo foofee ca gox ba nga am ay adversaire maire sortant bi moom nee na day bokkaat ci ñuy xëccoo ña am koo xam ne newoon na ci ay jamono adjoint directeur de cabinet adjoint bu président de la République ti Moubarak moom tamit nekk candidat waaye Yewwi Askan Wi aussi am fa ab candidat muy Pape Gueye ak ñeneen parce que je pense mu jumul vous êtes au nombre de 6 candidats yoo xam ne ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo nekk foofee ca biir ñoom rek poids électoral est-ce que jàpp nga ni kii ti Samba am na loo xam ne mën naa daaneel Moubarak mi xam ne waa gox ba ñoo ngi koy pare ne ay final mu am ay subventions yoo xam ne moo ngi koy wutal ndaw yi ak yeneen final ak ay stage ak yeneen est-ce que jàpp nga ne yow Samba am nga poids boo xam ne mën nga xëccoo ak ñooñu. waaw xam nga stage yaa ma ko wax. maa ngi koy doog a dégg. yaa ngi koy dégg subvention yaa ngi koy wax maa ngi koy doog a dégg. zone F bu ñoom rek suñu demee ba nit bëgg fa jël seen parrain au football c'est grâce à moi. En 2018 man maa fa njëkk a def final boo xam ne bu ñu la man lañ fa mas a parrainer final boo xam ne satisfaction si man lañ mas a amee dernière final bi ma lay wax nii mooy 2021 bi waaw da nga may laaj ni mu demee dañu defar ay lettres de parrainage yóbbu ko ci toutes les 6 candidats am nañu décliner seen offre sax ne ñoom d'accord uñ de seen budget bi ñu ma waxee dama ne leen proposé naa 1 million moom ñu wax ko mu proposé 1 million moment bi ñuy réunir ñu oo ma téléphone ak numéro boo xam ne xamuma ko maa ngi nekk en communication appel WhatsApp ak ku nekk Côte d'Ivoire Moustapha ñuy waxtaan si lañ ko woo defe naa jot nañ ko moom mu proposé leen 1 million 200 lii yoon laa wax lii yoon wax bi kenn ci ñoom wootee jot ma ne ma yow la ñuy déglu diw nee na 1 million 200 ma ne ko man proposé na 1 million 300 bu dëgg amoon wala ñoom rek ñor leen intérêt ñoom rek ñor leen laay wax dañuy xool ki nga xam ne moo ëpp li mu joxe bu fekkoon dëgg ma leen ñor. maanaam surenchère ngeen mujjoon def mbir mi daal. non du loolu. su fekkee 1 million dañu andi parrainage ñenn ñi décliné yow nga ni 1 million moom mu ni 1 million nga ni moom mu ni 1 million 200 nga ni 1 million 300 ab surenchère ngeen ko mujj def. dafa mel ne da ngeen di jënd pour mën a fës. du question de jënd. Il y a 5 dernières années ci ginnaaw yoo xam ne ñoom rek seen final mën su passé 100 000 francs. te pourtant pour ñu mësaan am parrain la woon. pour ñu mësaan am parrain bu jël seen final ni mu waree. loolu problème lu ma sa nekk. man bi ñu ma ko waxee dama koy def parce que ñoom rek laa gëm. hier pas plus tard que hier. maa ngi waxtaan ak ñoo xam ne tey doomu FC Barcelone koo xam ne ñu ngi waxtaan démb ci loo xam ne naka lañ mën a def ba ñoom am ay centre de formation. naka lañ mën a def ba taxawal fa ay école football yoo xam ne ay doomu ñoom rek dinañ fa mën di jógee. di football bitim réew. donc lépp lu jëm ci ñoom rek daf ma concerné. mais du surenchère. non surenchère même su fekkee ne 1 million mu ni ñun la 1 million 200 nga ne 1 million 300 jàppee ko surenchère yow. parce que sama communauté moo ma ko jaral. ñoom rek moo ma ko jaral. moom bu fekkee ne mais tax bon d'accord leen yéen ñaar ñëpp ku nekk joxe xaalis pour le bien-être de la finale peut-être même bien de la zone ngeen joxe woon yéen seen 1 million 300 ñoom ñu joxe seen 1 million 200 est-ce que loolu nekkul woon li gën. mais zone bi proposé wuñ loolu quand même ñoom pare nañ ko te moom bu fekkee mën na ko day dem fi mu dëkk fi mu juddoo yoroo fa màgg fa bu demee bu fekkee dafa li muy wax day loo xam ne lu wér la mu ngi dëkk Kër Mbaari ci ginnaaw foofu bokkuñu mi ngi bokk bu Ngidi la mais foofu la war a dem xam nga li nga xam ne moom la nit ñi war a xalaat tey mooy fexe di wax loo xam ne mooy dëgg parce que yow fi nga dëkk juddoo fa yoroo fa màgge fa sa papa faatu ñu suul ko fa ñoom rek bi ngay wax amoo fa kër mosoo fa dëkk ay tappale ak ay caaxaan moo la fi. non déet bu la waxee tappale ak caaxaan su fekkee ne candidat la ca gox ba rek jàppal ne fa la bokk ndax. foofu lañ ko déclaré foofu la ko ñëpp a xamee. yéen ñi yeewu ci gox ba peut-être yéen yaa leen mën a wax ne non dafay rattaché wu ci fii wala dafay rattaché wu ci fële. mais loolu non mais moom il se réclame de ñoom rek. non il se réclame de ñoom rek. non Moubarak il se réclame de ñoom rek moom su demee bay xëccoo pour ñoom rek il se réclame de ñoom rek. ñoom rek bu réclamé wu day fekk nga mos a fanaan benn guddi
wala nga am fa dara loo xam ne yaa ko moom. non mën na fa am dara te yow yi bañ nga bañ ko yëpp. bul doxee ci yow sa xalaat rek nga jàpp ne loolu la. waaw léegi ñu avancé. ñu avancé pour continuer ndax premier part li ñu ci ci temps bëriwul yaa ngi koy wax sànq mbiru partenariat public privé nekk na ab initiative ab mën nañu ko wax lu yees ci acte 3 de la décentralisation bi te ñu bëri yaakaar ne war nañ ci mën a jëriñoo ci seen gox yi si élection locale yi yow ban vision nga am ci acte 3 de la décentralisation bi ndax andi na intercommunalité andi na partenariat public privé andi na ay yeneen mbir yoo xam ne ñoom yéen gox yi xam ne da ngeen di jàpp ne dañ leen xaw a bàyyi ginnaaw mën ngeen ubbi am loo leen ci jëriñoo nan nga ko yaakaaree yow nan nga war a mën a jëriñoo loolee. waaw xam nga acte 3 de la décentralisation man dama koy rafetlu ci kaw nga nekk un bon maire ci kaw nga nekk maire boo xam ne comprendre que AG yi am nga programme boo xam ne nii te nga ko muy programme bu leer lépp nga fisali ko ci loo xam ne am say partenaire parce que collectivité locale damay wax ne coopération décentralisée moo koy jàppale moo koy dimbali mais boo xoolee li nga boo bëggee basé wu ci fonds de dotation wala fonds de concours yi nga xam ne état bi moo la koy alloué mënoo dem fenn sa commune mënoo ko yóbbu fenn. mais pourtant nit yi ñoo ngi jaar ci PUMA ak PUDC pour mën di am ay affaires yoo xam ne dafay jëm ci kanam. bon PUDC mi ngi jàppale quelques communes mais day fekk ñu am un bon maire. maire boo xam ne au moins dina comprendre lan moo xew si jamono. lan moo xew si réew mi ak responsabilité yi ñu ko jox. waaw demal ci acte 3 de la décentralisation bi bëgguma ngay dal ci maire bi ndax. non donc pour acte 3 de la décentralisation. sa jàngat yow laa ci bëgg. en tant que candidat en tant que conseil municipal. lu may rafetlu la. lu ma apprécier la. te je pense que jour bu ñu nekkoon tey maire bu ñoom rek. dinañ ko gën a mën a jëmmal dinañ ko gën a mën a fësal. ci naan ci ni nga xam ne moom lañ tegee programme bi. dinañ ko gën a mën a fësal dinañ ko gën a mën a jëmmal. waaw ci nan ngeen ko mën a jëmmalee maanaam loo xam ne dafa nekk loo xam ne waa ñoom rek suñu déggee nañu wax peut-être lii nii mën na nekk ab boo xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo muy ci intercommunalité. muy ci partenariat public privé. muy ci yeneen bunt yi xam ne nekk na ci nan ngeen yaakaare ne war ngeen ko mën a jëfandikoo yéen. waaw ñu ngi jëfandikoo ji mooy ci partenariat. déjà on a wax naa la ko sànq. am nañ ay partenaires yoo xam ne muy ci bitim réew. pare nañ pour jàppale ñu ci loo xam ne. dinañu jàppale muy ci économique muy ci jeunesse bi muy ci santé muy ci 7 axes yi nga xam ne yëpp teg nañ ko muy nekk ci suñu programme dinañu ci jàppale intercommunalité bi tamit bon ñu ngi ci danañ xool tey ak yan commune lañ mën a jëflanteel ñu mën a weccee jokkalante ba li nga xam ne am na ko ñoom ñu soxla ko ñu mën cee jot ñun aussi ñoom li ñu am ñu soxla ko ñu mën cee jot ci ñaar yooyu rek ngeen jàpp ne ci acte 3 bi ngeen mën a jëfandikoo voilà. waaw ci ñaar yooyu dinañ ci mën a jëfandikoo. waay mbokk yi yéen a ngi teewlu seen plateau total local ma fàttali ne ñoo ngi dalal tey ci plateau bi Samba Kanté nekk conseiller municipal président mouvement pour la renaissance de Ñomre ak itam demee ci candidature am waa MPD liggéey ñu seetaan léegi tuutu publicité. sant ko bu baax gërëm ko mbokk yi ñuy jégalu bu baax sant ko bu baax gërëm ko moom Adama Anouska Ba ak Seykou Seydi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen andiloon ci kàllaamay nasaraan la woon ci 1945 bi ba fàttali ñoo ngi dalal Samba Kanté nekk doomu Ñomre nekk itam candidat foofee ca gox ba Samba ngir yeggale ci pàcc gu mujj gi ndax xam naa ne lu ñu deseeti ci ay simili bëreetul laata 20h30 di jot. ay problème bëri na ñoom rek lu jëm ci mbirub ndaw yi lu jëm ci mbirub koom-koom gi lu jëm itam ci nan la ñuy def ba suqali gox bi en tant que tel li may njëkk a laaj dafay jëm ci ndaw yi en tant ndaw yi nan nga yaakaaree ne nga leen war a taxawoo yow ci programme bi nga tënk nan nga yaakaaree ne ndaw yi nan leen war a taxawoo ndax employabilité yooyu dafa nekk ay poñ yu bëri yoo xam ne faw ñi gën cee bàyyi xel ngir mën a taxawu ndaw yi xam ne problème la chômage bi problème la ci réew mi yëpp nekkul problème mu ñoom rek kese. waaw maa ngi lay remercier encore. xam nga li nga war dafa am solo. muy li jëm ci wàllu ndaw yi. kenn waxul collectivité dafa day créer emploi. mooy mais mën nañ teg ay mécanismes yoo xam ne yaakaar nañ ne jeunesse bi mën nañ ci jàpp. ba am li ñu bëgg. muy ay opportunité ku ne xam ne ñoom rek am na suuf. mën nañ ko exploiter. ba tey nekk na ci zone boo xam ne. mën na nekk pôle. parce que fi mu nekk tey boo jàllee yaa ngi jëm Kër Momar Sarr. yaa ngi am aussi marché bu ñuy wax Guy Mbët.
donc du coup ku indi marché Ñomre dimanche je pense que samedi bi ñu jógee Kër Massar dinañ ñëw Ñomre bu ñu fa jógee dinañ fa fanaan lundi dinañ xëy dem nekk marché Ñomre muy dimanche lundi bi dinañ mën a dem Kër Massar donc du coup dina économiquement dëkk bi dina gën a mën a dox dina gën a mën a jëm ci kanam incha allah. mais loolu ci mbirum koom-koom ngay nekk ci wax mais mbirum ndaw yi wuutal leen ay opportunité d'emploi yow ci nan nga yaakaaree lañ ko war a mën a jaarale yaa ngi wax léegi mbirum suuf nan nga yaakaaree dañ ko war a aménager jox ko nit ñu nekk ay tool wala dañ ko leen war a xool industrialisation wala ci nan suuf si dinañ ko mën a industrialiser parce que am nañu ay partenaires yoo xam ne pare nañ tey jii lu jëm ci wàllu coton bay coton am na zone bi nangu na ko te am nañ nangu na ko parce que tamit dañ ko gënti xamee ci boorub le nord le boori Tamba ak Kédougou. waaw nangu nañ ko te am nañ suuf si. am nañ largement suuf bu doy pour def ko. kon donc yaakaar naa côté boobu. dinañ ci mën a jàppale emploi ak auto emploi. surtout femmes yi aussi jàppale leen ci tey financement yi nga xam ne tey ñoo ngi ci. gën leen ci mën a jàppale ñu ngi leen di xalaatal defaral leen fu ñuy wooyee kër jigéen ñi. bépp jigéen boo xam ne bokk nga ci commune bi. dinañ mën a fexe defal leen ay formation yoo xam ne accompagnement. après accompagnement bi produit yi nga xam ne moom la ñuy defar dinañ ko mën di yóbbu ci foire yi comme ci biir réew mi ak bitim réew. jigéen ñi lu si bëri ndax je rappelle bon c'est vrai am ngeen jigéen ñi loo leen doon taxawoo ngir ay financement ak ñoom seen su ma juumute waaye jox leen fi xaalis yenn saa yi dañuy wax ne c'est comme si da nga leen di jox noonu rek mais dañ koy sànni ndax du ñu xam nan lañ koy war a mën a jëfandikoo ndax defaloo leen formation ubbiloo leen buntu boo xam ne li ñuy jëfandikoo dinañ ko mën a transformer wala yeneen buntu yu mel noonu est-ce que loolu itam xool ngeen noo leen war a mën a def ba chaîne de valeur am ci seen gox googee. waaw xam nga lépp lu ñuy def dañ ci jiite xam-xam ñun jigéen ñi ñu àndal commencé nañ jàppale leen ci ay financement mais accompagnement te jàppale leen ci ay formation taxawal leen lu ñuy woowee kër jigéen ñi genre lépp loo xam ne ni produit la yoo xam ne ñoom ñoo koy defar foofu la ñu koy exposé bu ñu paree foofu dina mën a fexe utal leen numéro Fra ba ñu certifié ko ñu mën di ko jaay ci biir réew mi ak ci bitim réew accompagner leen gunge leen ba ñu mënal seen bopp te loolu ñun ak ñoom ci liggéey ñoo ngi ci développement économique nekkul loo xam ne dafay yem kese ci ndaw yeeg jigéen ñi gox bi dafa war am noo xam ne war na ko mën a dundee maanaam ñu ubbi ay opportunité ak yeneen yoo xam ne entreprise wala yeneen gox yi ñeneen ñu xam ne dinañ soxla leen nañu mën a ñëw foofu nan ngeen yaakaar ne war na am ndax ñu bëri da nga leen wax ñu leen noo foofu ñu ut ay zone yoo xam ne taxi day war a wàññeeku wala yu ñu mel yéen nan ngeen yaakaar war nañu mën a jëfandikoo Ñomre position stratégique bi mu am léegi ndax boo ko jegee na Kër Momar Sarr te Kër Momar Sarr ku ko wax usine ndox ma fa nekk kon ku xalaat ne ab zone boo xam ne industrie am na fa ab koom-koom war na faa mën a jóge nan ngeen yaakaare yéen war ngeen mën a jëfandikoo seen position stratégique boobee ngir koom-koom mën a am doole ci foofee ci waaw mooy comme li ba la wax position bi ni ñu koy jëfandikoo nen rek la mën a nekk lépp ñu teg ko ci ñi nga xam ne ñoo ko mën am nañu ay partenaires yoo xam ne dinañ ñëw jàppale ñu ci wàllu jeunes yi ci wàllu jigéen ñi te ñooñu ñooy faar yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoo fa ëpp doole jàppale leen ci emploi ak auto emploi zone bi nekk zone boo xam ne tey jii mbay mi ñu gën ko suqali muy ci wàllu maraîchage gën koo suqali gën a jàppale nit ñi ndox mi comme dina dugg ci biir kër yi bientôt insha allahu rabbi dina am ay compteurs yoo xam ne commercial lay nekk ñi bëgg a bay dina mën a xëcc seen ndox ñun jigéen ñi ñu àndal ñoo ngi leen pare ay formation yoo xam ne tey microjardinage la ci sa kër ci sa kaw terrasse mën nga fa am microjardinage mën nga fay liggéey keneen def noonu je pense que lu bari dina mën a yemb. bon daal yow fi mu toll nii li nga jàpp moo ne il faut que ñu concentrer affaire yi ci diggante jigéen ñi ak ndaw ñi kese. waaw la plupart ñoom rek li ëpp ci góor yi nekkuñu fa ay émigré lañu. waaw parce que ñu bëri ñoo ngi ci bitim réew. kon nag diaspora bi war na am doole ko xam ne war ngeen ci mën a sukkandiku. waaw diaspora bi tey nekkuñu fa donc du ko ñi fa nekk nga mën a gën a jàppale. ñoom tamit dinañ ñëw diaspora bi aussi dinañ ñëw man mi dox est-ce que ubbil ngeen leen buntu parce que ñu bëri ci diaspora dañuy wax ne la bëgg naa ñëw sama gox def fa dara waaye yenn saa yi nga ñëw li ñu lay laaj day metti wala li nga war a mën a defaree day metti dañ mel looy tegal ay ndëgg sërëxal ndax dañuy wax ne da nga am lenn loolu leen di bëgg yàqal est-ce que yéen yaa ngeen di bàyyi xel diaspora bi man financière bi mu leen war a mën a andil ak opportunité yi. waaw xam nga ñoom rek dëkku diaspora la. man mii yow sama papa moo nekkoon le président des émigrés. doomu émigré la samay frère samay mbokk ñëpp émigré la. donc du coup mënuñu dem sans ñoom
parce que léegi la nit commencé di def politique développement pour Ñomre. mais Ñomre jusqu'à 2008 émigré yi ñoo ko yor. jusqu'à 2008 émigré yi ñoo yor Ñomre ñoo yor gestion bi. ñoo doon def lépp. mais nag mënuñu concevoir dëkk ci réew di fay impôt di fay patente. di participer comme ñëpp bëgg a yor suñu dëkk comme suñu dëkk mënu nekk. li nga xam ne état warloo na ko ak dëkk bi daf ko war a def. li waa dëkk bi warloo ak dëkk bi ñu def ko. kon yéen daal fi mu toll nii pare ngeen lépp une dernière question dafa am poñ boo xam ne dafa am solo muy plan local de développement. nekk loo xam ne maire bu toog rek moom nga war a tàmbalee ngir xool no doxalee sa gox est-ce que yéen seen plan local de développement defar ngeen ko ba noppi. soo ngeen ko defaree ci yan axe ngeen ko fixé. ngir mën a suqali seen gox ci tënk rek. ndax mbir mi jeex ñun suñu plan local de développement ñu ngi ko tënk ci 7 points. muy éducation, santé, action sociale, économie, infrastructure, jeunesse, sport, salubrité, hygiène et environnement. mooy seen 7 points. Bonne gouvernance, démocratique, participative et modernisation de la gestion municipale. loolu mais démocratie ak ay affaire bonne gouvernance loolu moom norme la. loolu norme la par la force la warul bokk sax ci plan local bi. waaw mais loolu mooy lii mooy suñu 7 axes yi nga xam ne. moom la ñu bëgg a gérer suñu commune. te bu ñu moo doon tey ba ma ñëwee ci environnement. am nañu ay partenaires yoo xam ne tey ñoo ngi Algérie. ñoom déjà fi wax yow nii pare nañ pour may ñu ay benn tasseuse. yoo xam ne dinañ ñu mën a jàppale ci lépp loo xam ne ci salubrité la. donc du coup lu ñu teg la. lu ñu tënk la ba mu leer. kon daal fi mu toll lépp yomb na ci seen boor. ci suñu boor lépp yomb na. yéen a ngi ci pré campagne xam naa léegi ngeen yegg si ci campagne bi. waaw incha allah lépp yemb na. sant ko bu baax gërëm ko moom Samba Kanté nekk président mouvement pour la renaissance de Ñomre nekk itam conseil municipal nekk candidat ci mairie ba ci listu MPD liggéey lay demee moom lañ daloon tey ci seen bloc d'information total local mbokk yi. jox leen dig daje ëllëg incha allah beneen gox yeneen i candidat yeneen po yoo xam ne incha allah nañ ko waxtaanee noonu lañ koy defee fii ba ñuy yegg si ci bésub élection ya ñaar fukki fan ak ñett lay doon ci weeru janvier ci atum 2022 jërë ngeen jëf mbokk yi